jëf comme ni ñu koy faral di defee chaque jour ci waxtu wi nii ñu ñëw ci seen horoscope ci kalamay Kocc ñu koy doole rek ci bélier yi ci fukki si nag ñaar yi bélier yi ñoom dañu nekk ni nga xam ne ñoo judd diggante 21 mars jàpp 20 avril Cheikh Faye jërëjëf ñu ne ci wàllu amul ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne war nañ mën a xalaat li nga xam ne moom mooy yàq seen couple donc loolu dafa nekk loo xam ne tey jii dafa wax parce que xam nga booy fekkee ne da ngay bàyyi toujours benn mbir muy continuer dem di jël yooyu dafay nekk li nga xam ne dafay indi gàllankoor wala mu indi jafe-jafe ci seen mbir mu ne tamit ci biir loolu da ngeen fexe ba cultiver li nga xam ne moom mooy complicité loolu dafa nekk loo xam ne day dundal seen relation ci wàllu santé ñoom dañu nekk ñi nga xam ne dëgg la amuñu confiance ci seen bopp léegi nag loolu dafa nekk li nga xam ne baaxul il faudra ñu retrouver le plus rapidement possible tonus bi nga xam ne dafa nekk ci ñoom pour mun leen jàpp ni ñu bañ a nag di lekk-lekk bu bëri wala di lekk-lekk boo xam ne baaxul sur le plan professionnel mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne am na ay changement yu am solo yoo xam ne dinañ si nekk te loolee du nekk li nga xam ne lu yàgg dara lay doon incha allah mu mun leen jàppale ba li nga xam ne dañ koy bëgg loolu di dox Cheikh dañuy dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taureaux yi donc taureaux yi ñoom bu ñu xoolee tuuti dañu nekk ñi nga xam ne sur le plan sentimental dañuy am benn besoin d'évasion exotique loolu nag dafay nekk li nga xam ne daf leen ni mun a jàppale ba lépp li nga xam ne ñu ngi ko bëgg wala mu nekk loo xam ne dafay dox ci seen vie sentimentale day nekk loo xam ne vraiment lu baax lay doon may donc waaw loolu nekk na loo xam ne tey jii nii li ñuy wax rencontrer le grand amour maanaam xam nga dañ doon lambatu di nobantuntu waaw léegi nag tey rek dañuy daje ci bu mag a mag bi loolu di leen mën a jàppale mu ne ci wàllu santé donc xam naa kooku laaj ak moom plan na ñoom mu ne relaxation kooku dafay nekk li nga xam ne dina leen mën a jàppale soxla naa ko trop voilà pour ngeen mën a am bien-être est-ce que laaj gënu ko soxla pour ngeen mën a am bien-être mu ne ci wàllu travail ñoom dañu nekk ñi nga xam ne pour ngeen mën a arriver ci seen ci au bout de seen ambition professionnelle maanaam li ngeen bëgg li ngeen di xalaat dem si nee na il faut ngeen takk seen biir am ay sacrifice yoo xam ne da ngeen koy def pour ngeen mën a am li nga xam ne da ngeen koy bëgg bu ñu demee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémeaux yi mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne Asri dafay nekk li nga xam ne day mettre en vedette seen vie sentimentale tey Gémeaux yi vie sentimentale mooy li gën a kawe ci lépp moo xam ci wàllu liggéey ci wàllu santé lu mu mën di nekk vie sentimentale mooy li nga xam ne mooy li gën a taxaw cëpp léegi nee na nañu xoolaat seen look nañu xoolaat seen dugg maanaam seen colku voilà ni ñuy voilà mu ne loolu dafay nekk li nga xam ne dina leen mën a jàpp xam nga souvent dañuy wax ne l'habit ne fait pas le moine mais si des fois moine bi comme day sol habit dañ koy xool donc il faut ñu bàyyi ci xel bu baax a baax gën si mën a am waaw gën si mën a am taxawaay waaw ah loolu moom kenn mun si dara loolu waaw loolu kenn mun si dara voilà donc mu ne ci wàllu santé bi ñoom dañ nekk ñi nga xam ne gis nañ ne malgré que ñi ngi góor di bañ mais dañuy jeexal comme genre àll bi jeexal nañ noppi ma tontu la jeexal na al am benn galon di jeexal yow mi nekk ci ñaar nag xanaa da ngaa tàkk teer na ci tàkk nga teer na voilà man dama wax ak ñuy jur góor jur président neneen fajar nag taxi man li ma jaaxal di walis li ma jaaxal dugg bi ma koy def laanee ko yor delloo ma ko affaire bi nekk jur góor te man dugg laa ko joxoon donc loolu mu nekk loolu donc ci Gémeaux yi mu ne ci seen wàllu travail ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne vraiment am nañ détermination pour mun a atteindre seen yu objectif mais conditions yi ñoo réunir pour loolu mën a sotti donc loolu aussi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu dem ci ñi nga xam ne ñooy cancer yi ñu ñoo judd 22 juin jàpp 23 juillet mu ne ñoom dañu nekk ni nga xam ne influence astrale yi nga xam ne yu positif lay indi ci seen couple donc loolu di indi leen mbégte mu nekk loo xam ne vraiment lu baax a baax lay doon waaye bu ñu xoolee tuuti baax na di kaf ak sa famille di kaf ak ki nga bëgganteel di kaf ak sa njaboot loolu dafay nekk li nga xam ne dafay raffermir ay liens yu am solo yoo xam ne dañ si taxaw mu ne ci wàllu santé nag dëgg la nag yaa ngi ci xarañte dëgg mais comme yéen sa njaboot da ngeen xaw a gourmand donc loolu dafay nekk li nga xam ne maanaam fëqale daal bënn la kañ magum fëqale loolu dafay indi ay jafe-jafe yoo xam ne dafay nekk yow donc kon il faudra ñuy consommer ay nourriture yoo xam ne yu baax lay doon ci wàllu professionnel ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne tey jii nii nee na ñoom bëgguñu liggéey ak ay nit seen affaire la de damaa jaaxle ñooñu la cancer yi sama waa d'accord yow war a liggéey ci non maa nga ne yow doo liggéey loolu baaxul 6 mais day xool fu muy mujjee ak ñoom xam nga ne foofu ngay bokk waaw moo tax nag mais fi mu ne nii moo tax su ma génnee naa xoolaat sama bopp ñu teguwaat ci raay mu xoolal sa bopp de ndax yow da ngaa 3 fois 2 moom ah bon ok lion yi 6 ba bëgg a dee waaye déet lion ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne voilà mais amuñu ay bëñ
un lion édenté c'est grave day rey di fàdd mais mënul lekk day xeeñtu yàpp donc mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne par rapport ak certains ci célibataires yi ñoom dañ nekk ñi nga xam ne dañu am ay ennui am ay jafe-jafe sur le plan sentimental léegi nag ci biir loolu dina am koo xam ne de xam nga boo lambee ba gis ku ñëw ne daf la nopp doo ko gëmee. dañ ne daal ku nekk na nga daagu fañ la nobee. waaw léegi mais aussi bu fekkee da nga lam maanaam mënoo doxaan kenn nobbu la nga xëy benn jour am kenn ku la nopp événement national. exploit voilà donc lion yi tey célibataires yi nee na dañuy def exploit léegi nag ci biir loolu santé c'est normal dañoo mën excès de stress dañoo xam nga boo mënul am coro doy na waar da ngay stressé non moom kay te du yomb. léegi nag bi ndaw si ñëwee fekk ne stress ba yéeg na xam nga yaa ngi doon waxu cerveau sànq danañ jàpp tool bopp ba taxaw fa dañ jàpp tool mooy gën doot ñu gaaw a génn c'est dommage waxkat rek léegi mu ne ci biir loolu bu ñu demee sur le plan professionnel mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne ils sont mën nañ bañ a nekk ñu égocentrique quand même waaw ñu jéem a vraiment am taxaw seetlu xoolaat bu baax a baax ni nga xam ne noonu la ñuy waxee vierge yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne mu ne day am incompréhension buy dox seen diggante ak ki nga xam ne ñu ngi bëgganteel du dara c'est normal des fois nit mën nga di xalaatee fenn kay gisee neneen wala nit defee nii yow nga xalaatee ko neneen loolu da ça arrive mais ñi nga xam ne ñooy vierge tey loolu bu amee jarul ñuy nekk di ci am ay xel ñaar wala di indi ay problème ci couple parce que bu ñu demee ba toog ba waxtaan ba ku nekk xam lii muy keneen ki di wax kersa day am te loolu nekk li nga xam ne jar na ko mu ne nag ci biir loolu ci santé bi comme expliqué daf tam ñu dëgër bopp wow bopp lu ñu leen expliqué duñ ko dégg nee na ñooñu effort bi ñuy def pour am volonté pour mën a convaincre day dem ba daf leen di sonal donc ci wàllu santé nañ ci def attention bu baax a baax sur le plan professionnel mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne dañuy nekk partage entre bëgg liggéey bu baax ak tayal parce que dañ leen di fitnaal xam nga nit bu ñu la sonalee da ngay bàyyi al ci signe mujj yi dañuy dem ci balance et waay mu ne vie sexuelle maanaam siim sa mari ngaañ waaw loolu def ci yokk karaw mi teel na ay waay Seydina teel na waxuma ko horoscope bee ko wax nee na siim sa mari ngaañ luy loolu siim sa mari ngaañ maanaam vie siim sa waaw garaawul demal rek demal ñëpp xam nañ li nga bëgg a wax voilà non man xaw ma lan la bëgg a wax xamuma ko su ma ko xamul du ma ko laaj laari rek leen vie sentimentale maanaam say bagage mais day wax say bagage mais ay siim sa xaw ma lan yooyu bu ko waxati ci antenne bi man xamuma luy loolu mais yow wóor na ma ne am na ñeneen ñu koy déglu aussi xamuñu ko da ngay wax loo xamante ne auditeurs yi lay déglu ak internautes yi da nga leen koy yombalal seen dégg ok luy loolu mu ne siim sa maringaan yi maanaam lëkkaloo bu ëpp yéen balance yi tey du baax ci yéen seen digg yi seen boulon yi day desserré léegi de jaar na si digg ba nag waaw voilà lii la xale yaa ngi ñu déglu wuy yaay léegi continue ok mu ne doo ko tegal way bi wuy yaay wi sama ndey yow mayte rek leen continue yow léegi mu ne loolu dafa nekk loo xam ne développement boobu noonu seen boulon 15 yooyu di desserré pour mu ngeen ñëwaat ci seen forme normale du yomb day métti daal rabe baaxul ëppal baaxul gëma di yàlla baaxul excès tout excès nuisible pour la voilà donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax muy balancer ñu dem ci seen santé ba léegi moom la rek complication yooyu xam ne da ngeen koy am ci kii nee na day jar sax benn moment ngeen dem wut benn genre massage loolu moo leen di mën a tirer d'affaire sinon doo leen ci génn ci wàllu professionnel ku amul jot di sim sama ñaañ journée bi kay nooy liggéey jee mu ne loolu dafa nekk li nga xam ne dafa leen di indil ay complications yoo xam ne dafay am seen diggante yéen ak seen supérieur hiérarchique loolee di nekk li nga xam ne lënc dafay doon li nga xam ne daf siy taxaw ñu dem ci scorpion yi muy jiit yi scorpion yi ñoom ñoo judd 24 octobre jàpp 22 novembre jërëjëf Cheikh Faye mu ne ñoom sur le plan sentimental ñoom dañuy nekk ni nga xam ne dañu soxla vraiment bu ñu amee lu ñuy nëbbante ci ñaar bi way bëggante day ñu am lu ñuy nëbbante baax na ku ci nekk vraiment ñëw wax sa mbooloo comme ça mu bañ am ay erreur ak yu demee noonu loolee nekk na loo xam ne daf si xaw mu ne si vous êtes libre ngeen nekk ay célibataire nag daf leen di mën a permettre ba yéen ci seen jëm bopp lépp li nga xam ne da ngeen ko bëgg wala mu nekk loo xam ne da ngeen koy dox incha allah rabbi yàlla daf si ibil buntu wërsëg fatigue bu ëpp baaxul trop de fatigue mu ne dafay nekk li nga xam ne kii mi ngi ko doon wax nii léegi mayte ci wàllu sommeil donc coono bu bëri stress bu bëri day tax doo nelaw donc laa ngeen ko doon wax tëdd 21h ba 4h du matin doo nelaw yooyu yëpp dafay nekk li nga xam ne daf koy def kon déjà tey scorpion yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu ne sur le plan professionnel dañ jëm ci fête 1er mai mu ne scorpion yi vraiment dinañ leen féliciter
ci seen abnégation ci seen xarañte ci seen courage Dévouement. voilà seen dévouement loolu dafay nekk li nga xam ne luy baax la na bu ci xaalis yokku woon nag dina gën a mucc ayib ñi nga xam ne ñoom ñooy célibataires yi mooy ci ñetti signes yu mujj yi célibataires yi mu ne ñoom dañu nekk ni nga xam ne dinañ am au moins tuuti temps pour consacrer ko jëmale ko ci seen diggante ki ñuy bëgganteel waaye yow defoo ko di taxawaalu lamba nekk ci mbedd bi di wër wala ngay wër di dem di doxaan surtout ñi nga xam ne seen soxna yi nekku fi ñooñu ñan la Sagittaire. voilà ñoom dafay nekk ñi nga xam ne doy na waar donc il faut ñu jéem a xoolaat bu baax ni nga xam ne noonu lañ koy doxalee ñi nga xam ne ñoom ñooy ci wàllu santé mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne seen rythme bi nga xam ne ñu ngi koy dund actuellement nii il faut ñu changer ko parce que dafay nekk li nga xam ne luy baax lay doon ci wàllu santé wàllu professionnel pardon mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne chute bi nga xam ne ñu ngi si nekkoon nekkul li nga xam ne lu baax lay nañ ci xoolaat laar yi ñu dem ci Capricorne yi mooy sëñ yu mujj ñu ne ñoom dañoo nekk ni nga xam ne xam nga léeg-léeg nga am jabar boo xam ne da lay lijjal wit soo wàccee doo ñibbi. looy def lakkantaan da lay fitnaal. fitnaal la lay def. doo ñibbi. mais am na ñoo xamante di la ne xaar loolu di lañ la mérito woo loolu moo baax si ñoom. waaw kay nag fa laa doon jëm ñoom luñ def ba loolu am na ñoo xamante ne ku leen di kii daal ku fitnaal rek moo baax yàkkamtiwul si yegg ñoom. sa kër lan nga fa def ba ngay génn billaay. ba war a tax yàkkamte woo yegg Yéen noonu ku fi ngeen def lu baax moom boo wàccee da nga yàkkamte yegg waa jigéen nga nag nu mu mel moo tax kooku am bañ a ñëw déedéet lépp ca commencement ba la concession rek lépp ca commencement ba la waxtaan rek guddi ga daal ni mu demee ba fajar gi guddi waxtaan gi rek lépp ci guddi ga la commencé waxtaan ok mu ne Capricorne yi bu ñu wàccee du ñu ñibbi. donc dañuy wër di taxawaalu ci mbedd bi wala di engagé ay discussion yoo xam ne amul bopp amul mais est-ce que xam nga ne loolu c'est dangereux am sa kër moom sa njaboot am sa jabar am say doom wàcc doo dem ñibbi lan nga def si kër gi di taxawaal man doy na may la waar ñu jàmm affaire bi yéeme na daal en tout cas daal tey Capricorne yu góor yi tey duñ ñibbi. li ngeen def xaw yëpp ma doy luñ ko def wax nag mais duñ ñibbi mu ne ci wàllu sant ils sont tellement lessivés psychologiquement que dañoo dem ba dañoo sonn am na luñ def am na luñ def léegi mu ne ci biir loolu sur le plan professionnel ñoom dañu nekk ñi nga xam ne vraiment dañuy bëgg a defandoo beaucoup de choses à la fois loolu baaxul mënul nekk dispersé courir plusieurs lièvres en même Ils temps sont non dispersés. c'est pas possible pas être au four et au moulin. c'est pas possible mu ne ci biir loolu Verseau yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne dañoo séparé wu séparation de subhanallah bu fekkee da ngay wocc ba pare di ko lekkaat jaru ko laa nga fase sa far ba pare di ëlbatiwaat di am ay regret fase far mooy gars yi nag ma wax la benn affaire xam nga balaa ngay tëj ànd boo gis xuloo da cee neex gis nga xuloo dafa baax Ay parce que juboo. boo leen juboowee Ay oh juboo. yeggalil yow sa Ok. papa ak sa yaay ñu ngi lay déglu de nañ ma dégloo waxal lu tegg nu dama ne la nañ ma dégloo Ok. juboo ak a neex léegi boo li Youssou Ndour di wax ne foog ma sori la pour nga xam fi ma toll ci yow ci yow nee na bu te yéen ñii nga xam ne yaa ngi Verseau yi ñu jigéen ñi dañuy indi problème ba waa ji dem ñu commencé dem ay regret loolu même ci wàllu santé bi dañuy indi problème mu kër problème mu xol Jaajak. amoon naa sam benn booy bu mu daloon Kader tuuti mu dee Kader Technicien. dee woon na ba pare merci mu ne ci mooy wàllu mooy xoolal mooy 2 heures du matin ci waaye wàllu nag dugg professionnel nañ ci ay kàmb am na ci de waaye wax ay nga- panti bi rek ak- kàmb ak canal mu ne ci biir loolu ñoom seen yow dafay am une bonne entente sur le plan professionnel gis nga matinal bi ni mu demee nii nee na Verseau yi noonu lay demee cat gi mooy kër ga bu ñu demee nag ci poisson yi mooy signe bu mujj bi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne dañuy bëgg a dund en solo nekk ñoom kese waaye mënuñu ko ñu ngi jéem Di jaay loo xam- digne. di jaay digne di jaay fulla fayda loolu nekk li nga xam ne booy wax di former sa kanam di mer di jéem a indi ay jikko loolu dafa nekk li nga xam ne nee na ki ngay bokkal du la ci faale du la may dara du la may dara donc loolu day nekk loo xam ne lu compliqué lay doon mu ne côté moral comme physique day nekk loo xam ne vraiment dina baax alhamdulilah mu ne ci wàllu professionnel nag al mooy lu mujj li mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne pare nañ pour joxe seen doole joxe seen xel joxe seen kàttan lépp pour réussitu li nga xam ne dañ leen ko dénk kon déjà loolu dafa nekk li nga xam ne baax na mu nekk un état d'esprit bu am solo boo xam ne na ñëpp mel noonu àll waaw waaw macha allah donc loolu moo nekkoon horoscope bu tey bi tey ci altine bi lundi 29 xam naa ne weer baa ngi xeeñ fi nit ñi non weer bi dee na dee na dee na fini waaw nay leer sama dee na sama téléphone soneegul ba léegi waaw d'accord horoscope la woon ak Seydina Sylla Kalamay Kocc je dis bonjour à Modou Gueye Mariette Mansa Idi Mackenzie Paco Diaz Kanté Babacar Diop merci pour l'écoute merci pour vos encouragements les internautes on vous Facebook fait de lañ gros nekk, bisous voilà léegi nag loo leen di tàggoo di tàggatoo jox bopp. rendez-vous demain incha allah même heure même fréquence di wax aussi ne Seydina Kader moom nga wax dama bëgg chaque jour muy xuloo ndax Kader bu xuloowee buy juboo rek day jaar la couture te loolu sama arrangement la daf may jëmale kanam déggal loolu laa regi publicité maa la jox boobee non du publicité
loolu public yow rek may jaxasee ak waa service commercial nii. Maïté. doy na waar. waaw man tamit je dis un grand merci à tous les auditeurs qui sont connectés King FM dans King Morning donc di leen remercier bu baax di leen wax ne suba dinañ dajawaat encore di profito tamit di remercier sama coiffeuse bu baax bi di Jeewo Sow Jeyna coiffure équipe bi yëpp ma leen di coucou di leen envoyer ay bisous yu bëri merci à vous tous. mais Jeyna xanaa ñun tam duñu woo def xal ma surtout man bu baax yow rek da ngay dem ba foofu daagu ndànk ci bon plan après ngeen péto waaw ci bon plan ndànk dem ci Jeyna coiffure di ngeen jubóo alors Seydina. waaye comme man ni ma koy waxee c'est toujours un réel plaisir d'être ak yéen vraiment ci 2 heures de temps yëpp. dafa génn matinal bi dafa am lu am solo lu muy def ci sama yaram. donc du ma bàyyi di ko wax. à chaque fois que ma gis leen à chaque fois que ma nekk ak yéen. que muy laali que muy Maïté Al. donc je suis content. Cheikh Faye voilà Daouda. di kontaan yëpp di ñaan yàlla mu bàyyi ñu fi ñu gën fee sax. yàlla na sax macha allah di remercier auditeurs yi j'espère que li nga xam ne wax nañ ko ci horoscope bi dimbal ne di leen xalaat ne bu amee lu ci dëng rek nañ jàpp ne. sunu mota di doomu aadama la mais dañ ko wax ne et puis xam nga laaj moom dafa doy waar et puis lépp dina baax laaj xam na lépp mais mu may jéem a